mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige kóolute googee sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyi xel ngir xam xibaar ya amee ca bitim réew ak biir réew mi di Sénégal xibaar yi ci bésub arjuma ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub avril ci atum 2022 la ca gën a fës nekk rek grève bi nga xam ne pharmacie privée yi nekk ci Sénégal ñu ngi koy grève ngir wone rek seen ñàkk ànd ca la nga xam ne nee nañ daal métti nañ leen te ñu bëgg ñu saafara leen ko tey ci suba nag suñu reporter yi demoon ci bërëbub jaayukaayu garab yooyu ngir xool ana nan la grève boobu di doxee askan ba nga xam ne moo nekk ca Kër Sara Badiane ak Njuxaan nekk ci commune bu Notto Diobass ñoom de manees nañ nooyi bu baax a baax ana lan moo ko waral yoon bi nga xam ne moo lëkkaloo ñaari dëkk yooyee jamono yi de ñu ngi koy defar meerub Notto Diobass di Aliou Sarr jëf ni ni mel waaye nag fële ca poste de santé bu Kër Maam El Hadj tey ci suba nag amaloon nañu ñaareelu ndaje la nga xam ne moo yitteel bàjjenu gox ya nga xam ne ñoo nekk ca zone nord di ngeen di ngeen dëgg ay kàddu ya nga xam ne ñoom ñooñi yëkkati nañ ko ca ndaje ba xibaar yi nga xam ne moo yitteel wàllub tàggat yaram ak wàllub bitim réew moo fas yéene ndarkeppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ca bitim réew ngeen ñuy seytaan ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye itam nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige doore xibaar yi la nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus ministère de la santé et de l'action sociale xamle nañu nag tey ci arjuma ji sax yemook ñaar fan ak ñaar ci weeru avril lu tollook juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom test def nañ ko test yooyu nag firndeel ne ñeenti nit am nañu feebar bi di coronavirus ñeent ña nga xam ne ñoo nekkoon ca hôpital yi daal dinañu wër ba yenu seen bagage woon hôpitaux ya ginnaaw kenn de jamono yi moo nekk ca sauvetage démb nag ci bésub alxames bi yemoon ak ñaar fan ak benn ci avril kenn ñàkkul bakkanam ministère de la santé et de l'action sociale xamle ne daal jamono yi ña nga xam ne ñoo entré ca hôpital seen wér-gu-yaram mu ngay wéy di jëm kanam mbokk yi nag wax naa ko ci boppub xibaar yi àddu nag ca li jëm ci wàllub wér-gu-yaram ba léegi yitteel ñi nga xam ne ñooy pharmacie privée yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñoom de amaloon nañu grève am nag la leen métti ba tax nag ñu jëmmal grève boobee waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jëndkatu garab yi nga xam ne ñooy faral di jëfandikoo garab yooyee ñoom de grève bi métti na ci ñoom lool ba tax na nag suñu reporter yi demoon ci suba ca béréb yooyee nekk fii ci Thiès reportage Aram Paye ak Doudou Dieye. pharmacien privé yi nekk ci Sénégal ñoom nag amaloon nañu grève tey ci àjjuma ji daal dinañu tëj seeni pharmacie bañ a nag liggéey li ko waral nag mooy dañuy ñaawlu injustice bi ñu jël teg ko ci seeni ñoñ ci loolu ñi nga xam ne dañuy faral di jënd ay garab am nañu jafe-jafe ba tax ñenn ci askan wi di ñaawlu lii di grève bi lee. waaw ñun ñëpp constat boobu la ñu def mu nekk loo xamante ni vraiment lu difficile la ci sénégalais yi koy dund parce que ay nit dañuy yor ordonnance war a faju surtout période bi nga xamante ni période koor la nga xam ne am na ñoo xam ñu ci bari seen i garab dañ ko war a jël normalement am ñoo xam bu ñu demee ba xëdd la ñuy jël seen i garab donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni tey vraiment waroon nañ ci jéem a xool benn kii bi ba am yërmande ci askan wi tuuti parce que grève moom du n'importe qui moo war a dem grève surtout ñi nga xamante ni ñooy jaay li war a faj nit ñi. pharmacie bi d'abord warul tëj parce que pharmacie dafa nekk loo xam dafa sensible lool ndax loo xamante ni ñii nga xam dañuy fay ay ordonnance d'urgence bu fekkee ay pharmacie dafa tëj dafay porter préjudice à tout un peuple. ndax si dolli nag ñoom ñee de xamal nañu ne ñii di pharmacien privé yi waroon nañu yombal wutum garab bile ngir ñu koy soxla laata ñuy tàmbale grève bi. ñoom waroon nañu loolu ñu am nuñ ko seete wala boog ñu def benn kii boo xamante ni dina permettre askan wi ku am garab boo xamante ni c'est urgent parce que am na ñoo xamante ni tey garab bi ñuy jël mën naa am bu ñu ko jëlul tey seen feebar mën naa yokk garab booba jeex ñu war koo jënd naka la ñuy def loolu tamit difficulté la kon yu mel nii bu amee waxtaan dafa war a am parce que askan wi
ñoom ñoo fi nekkal ñi nga xamante ni ñooy pharmaciens yi. te loolu c'est anormal donc état a le droit de réquisitionner l'ensemble des pharmacies du Sénégal pour ñu continuer seen liggéey normalement. moo ne de li waral boobule grève mbir moomee jot nañu ko yóbbu ci yoon ba jamono yi tribunal mu ngi koy xool ñuy xaar nag bés ba nga xam ne moom la ñuy jàpp ngir àtte coow bile. mbokk yi nag des ba léegi ci wàllub wérgu yaram ndaje bu am solo amoon tey ndak ci arjuma ji ci suba fële ca poste de santé bu Kër Maam Elhadj bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo nekk ca zone nord ñoom ñoo amaloon ndaje rek doon amal waxtaan jëmale ko ci ana yan taxawaay la ñuy def daal ba ñu jàppale waajur yi ngir xeex nag la nga xam ne mooy faral di ëlawtiku xale yi mu nekkoon nag ndaje bu am solo bu tax na nag ka nga xam ne mooy sage femme bu poste de santé bu Kër Maam Elhadj ba mu jëlee kàddu daal dinay ñaan groupe Séné njiitub réew mi son excellence le président de la République Macky Sall mu bàyyee xel bu baax a baax bàjjenu gox yi ndax seen liggéey ñu ngi koy amal ci anam yu mu jaaree yoon mu ngay wuyoo ci turu Ndeye Yacine Diawara ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye. lu ñu andi fii tey mooy ñëw réunion tournante yi bàjjenu gox yi dama koy magnifier vraiment lu rafet la parce que day tax ñuy gën a sànni pousse ñu gën a atteindre sañu objectif yi tant que ñu ngi am rencontre di waxtaan di déggoo di trouver ay solutions ci points négatifs yi pour aller de l'avant lu baax la dama koy rafetlu vraiment tey moo tax tey jii ñu daje fii ak présidente Fadj Badiane ak bàjjenu goxu zone nord yëpp pour toujours continuer ci sañu objectif yooyu man mii tey je suis en mouvement mais mënuma ñëw taxawal bàjjenu gox yi parce que ñun nay ñoom ñooy ñun on ne peut pas aller sans eux comme ni nga ko waxee léegi Fadj Badiane nee nañ bàjjenu gox mënul dem suñu délégué de quartier ma kii di ko ziar bu baax mënuñu dem sans président mënul dem sans bàjjenu gox mooy ñëwaat foofu bàjjenu gox mënul dem sans sage femme mënul dem sans bàjjenu gox parce que ñoom ñoo ñuy dimbale ñu relever le taux de mortalité néonatale et infantile-juvénile tant que ñoom nekkuñu suñu wet rek suñu objectif yooyu duñ ko atteindre donc réunion yi importance c'est d'une grande importance dañ koy magnifier nu ma nekk mouvement damay ñëw taxawu ànd ak ñoom ba fin parce que loolu mooy suñu objectif premier tey suñu demee bay dagg salaire di si suturloo lii moo tax lutter contre la mortalité maternelle infantile juvénile donc je m'excuse auprès de mes siens les syndicalistes je fais partie du bureau mais bàjjenu gox aussi il faut que tamit ñu ànd ak ñoom ci seen liggéey di dem ak ñoom parce que mouvement am na day jeex suñu président wuyoo ministre de la santé wooyee ñu dégg ñu toog sur table discuter des problèmes xool li suñu problème ñu résoudre ko ñu continuer suñu liggéey mouvement bi luñ koy def pour loolu rek la pour lutter contre la mortalité boobu moo tax ñuy dem di woo président vraiment mu ñëw wuyuñu ñu ànd trouver des solutions comme ça ñu mën a nekk là 100% H24 pour la population. jóge Thiès dem fële ca commune bu Notto Diobass askan ba nga xam ne ñoo nekk ca dëkk yi di Kër Sara Badiane ak Njuxaan ñoom de mënees nañ nooyi bu baax a baax wala tëdd ba nelaw ba yandoor ana lan moo ko waral yoon bi nga xam ne moo lëkkalee ñaari dëkk yooyee gudd ci 4 kilomètres ñu ngi koy defar jamono yi te ka koy defar nag mooy meeru commune bu Notto di ministre Alioune Sarr ana lan moo tax mu def ni mool mooy ñoŋal la nga xam ne moo yitteel wàllu dem bi dikk bi ba askan bi daal mën a gis seen bopp ci ni mel ki nga xam ne nag mooy Moussa Gueye di président bu yore wàllu commission des routes moom nag rafetlu na doxinu liggéey yooyu ginnaaw buñ ci amalee ab visite ñu teewlu ko. ñu ñëwoon tey pour superviser ci liggéey bi parce que travaux yi lancé woon na ko le maire de la commune de Notto Diobass lancé woon na ko ça fait un mois de cela donc tey nag dañu ñëw de visu pour xool travaux yi fi mu toll donc ak entreprise bi nga xamante ni moom lañ ñu dénk liggéey bi muy Exbat mais bi ñu ñëwee tey li ñu gis fii dal na suñu xel parce que liggéey bi mi ngi avancé ci avancement boo xamante ni mucc na ayib mu nekk loo xamante ni tamit lu am solo la ndax kenn mënul wax développement ci réew te waxoo yoon te mu nekkoon préoccupation population bi loolu nag ñu ciy sant bu baax a baax le maire de la commune de Notto Diobass parce que comprendre na bu baax message population Notto Diobass bi ñu nekkee ci campagne électorale parce que comme ni ma ko waxee sànq yoon bokk na ci li nga xamante ni mooy indi développement ci réew surtout fii ñu ko tàmbalee muy l'axe Kër Sara Badiane Njuxaan di un linéaire de 4 kilomètres 800 presque 5
fii waa dëkk bi nee nañ bu ñu masaan am ay marchandises yu war a dem ci biir dëkk bi Ndioukhane dañ koy décharger fii oto yi il fallait que ñu wut ay charrette pour que mu ñëw transporter ko vers Ndioukhane donc tey le maire de la commune de Notto Diobass et le conseil municipal teggil na leen jafe-jafe yooyu. coût bi nag pour le moment mënaguñu évaluer li mu ñu coûter mais mën nañu wax ne AGETIP moo ko financé donc à peine mënuñu wax ko exact bi mais c'est équivalent à 300 millions de francs CFA. du yàgg même pas un mois maximum. parce que première étape bi mooy nekk Ndioukhane moo nekk Kër Saara Badiane Ndioukhane donc l'étape suivante day nekk Mbodiène Anen Mbodiène Nafar. mbokki nag ñu àddu ci li nga xam ne moo yitteel biir réewum Sénégal di actualité nationale la ca gën a fës ci bés bi mooy la jëm nag ci saytu bi ñuy saytu réseaux sociaux yi ba képp koo xam ne rek di nga ca bëgg a jaarale leneen ñu daal di ko saytu laata nit ñi di ko jot ndax gis nañ ne jamono yi nuñ koy jëfandikoo jéet gi na dayo lool loolu moo gën a fës ci xibaar yi nga xam ne moo yitteel biir réew mi ñu ànd ci soxna Aji Aram Seck. ñu door xibaar biir réew mi ak jawriñ bi yor wàllu pétrole ak énergie di Sophie Gladima moom de xamle na daal lu jëm si wàllu essence ak gasoil amaan na si lu bëri si Sénégal ginnaaw bi ñu gisee ci jamono yile ay manquement jëm ci yooyu les produits li waral lu ni mel moo di li jëm ci wàllu déchargement bi ak fi ñuy jëlee essence bi ngir indi ko si biir réew mi jëmale ko ci dépôt de stockage yi loolu nag moo tax ba dalal na xelu sénégalais yi di leen wax ni essence bi amaan na fi mu toll nii gën na ci leeral sax ni déchargement bi mooy faral di jël àpp bu bëri ngir jàll ci tuyau yi gannaaw ba ñu ko yóbbee ci dépôt de stockage yi. bu ñu jugee ci loolu wax ci lu jëm nag ci wàllu grève pharmacien yi nekk ci Sénégal daal dinañu tëj seen pharmacie yi tey ci aljuma bi li ko waral nag moo di ñaawlu bi ñuy ñaawlu dogal bi nga xam ne ministère de la santé daal dina ko jël ngir bañal kii di madame Aïcha Mbodj ngir mu mën a exercer liggéeyam te grande pharmacie dakaroise ki xamle loolu nag moo di Assane Diop di njiit syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. ñu jeexalee xibaar biir réew mi ak nguuru Sénégal taxaw na temb ngir fexe daal ba saytu bu baax a baax li nga xam ne moo jëm ci réseaux sociaux yi ba tax na dinañ taxaw tembe daal jëmal ab communiqué boo xam ne moom mooy firndeel lu ni mel na wax nañ ne daal dootuñu nangu ba ku jóg di taxaw di wax lu ko neex jëmale ko ci réseaux sociaux yi di tuumaal doomu aadama ci lu teguwul fenn lu ni mel nag loolu lañ bëgg mu jóge fii ba faaw loolu fi wàccoon ci xibaar biir réew mi. bakk boobee nag di jëmmal la nga xam ne moo amee ca bitim réew la ca gën a fës ci bésub arjuma ji mooy de réew Côte d'Ivoire daal dinañu jëmmalaat gouvernement bu bees fanweer ak ñaari ministre lañu tànn ngir jëmal gouvernement Côte d'Ivoire ca kanam loolu it moo gën a fës ca xibaar yi nga xam ne ñoo amee ca yeneen réew ya ñu ànd ci soxna Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ak gouvernement bu bees bu waa Côte d'Ivoire ministre ya faw nekkoon nag ba léegi ñoo ngi leen di maintenir ginnaaw ba vice président bu bees bii di Tchémoko-Mille Leth Koné daal di def serment wam ci poste boobee nga xamante ne kenn nekk fa woon depuis ñaari at coppite yu beesu gouvernement boobee nag du lenn lu dul ministre yi nga xamante ne wàññi nañ leen jamono ji ñoo ngi toll ci fanweer ak ñaar juróom-ñaar yi ay jigéen lañ bu njëkkoon ba nag ñoo ngi woon ci ñeent fukk ak benn ci ay ministre gouvernement bu Italie daal dina amal ak accord d'approvisionnement foofee ca Brazzaville ci lu soxal wàllum gaz guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie moo waral gouvernement bu Brazzaville daal di def loolee ndax Rome d'accordul benn yoon ci lu Russie def jëmale ko ci réewum Ukraine gaz boobee nag ñoom ñoo ngi ko bëgg a jëlee foofee ci République du Congo amal nañ ab lettre d'entente ci diggante République du Congo ak société pétrolière italienne boobee ñu tuddee Eni nga xamante ne dafay yëngalu ci wàllum production ak exportation bu gaz nature contrat boobee nag nga xamante ne mooy tax ñu mën a jëlee gaz bi foofee ci Congo ki ko signé mooy Bruno Jean Richard Inouye di ministre congolais bu yore wàllum hydrocarbures ak tamit Claudio Descalvi di administrateur délégué bu groupe Eni ministre italien bu yore wàllum affaires étrangères di Luigi Di Maio moom nag daal dina assister signature accord boobee
enquêteur yu waa droits humains de l'ONU daal dinañ saytu faatu civil yi nga xamante ne ñoo faatoo foofee ca Boutcha te nekk ci banlieue bu Kiev. ki xamle xibaar boobu mooy Ravina Shamdasani di porte-parole du Haut Commissariat des droits de l'homme bu nekk foofee ci Genève loolee moo ko xamle ci benn briefing régulier bu ONU bu amoon foofee ci Genève. mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. bàkku boobee di jëmmal wàllub tàggat yaram la ca gën a fës ci bésub arjuma ji ñu daal di ko yër xool. xibaaru tàggat yaram ñu tàmbale ko ci li jëm ci mondial 2022 Sénégal nag ginnaaw bu mu nekkee ci poule ci groupe A bi la jëm nag ci coupe du monde bi fas yéene am ca Qatar bokk groupe boobu ak dëkk bi di Pays-Bas Équateur ak Qatar Sénégal nag ñu gis ne ay weer a ngi nii de wala ay at a ngi nii daal moom moo jiitu ci réewum Afrique yi ca la jëm ci wàllub classement FIFA boobu ak léegi sax teg lu tolloog ci ñetti at moom de daa mel ni ne daal namul dara la ko firndeel mooy Argentine Angleterre ak Pologne ñoom ñëpp daal dinañ jokkoo ak fédération sénégalaise de football ngir daal ñu amal ab match amicaux ak gayndeb Sénégal wax nag ci li jëm ci Coupe d'Afrique des Nations Sénégal de waroon na nag am ambition waanam dundee yaakaar rek ngir organiser Coupe d'Afrique des Nations de football kaddu yooyee nag ka ko yëkkati mooy ministre Mactar Ba yëkkati kaddu yooyee foofee ca Louga moom nag daal dina xam ne ñoom daal dinañu def seen kéemtalaay kattan ba loolee antu ndax gis nañ ne sax Sénégal Jeux olympiques de la jeunesse yu fas yéene am ci atum 2026 Sénégal moo koy organiser ba tax na nag Matar Ba wax na ne daal dinañu def seen kéemtalaay kattan ba génération bi nga xam ne moom moo gagné Coupe d'Afrique bi ñu daal di fexe daal ba ñu organiser CAN ci ñoom ba tax na nag nee na ngir loolee antu nag dinañ fexe daal ba defaraat stade Léopold Sédar Senghor gën a yokk nag capacité stade Demba Diop stade Lat Dior stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor ak stade bu Mbour ak stade Louga waaye it dolli ca stade bu Fatick. jeexale xibaaru tàggat yaram yi ak fédération gambienne de football ñoom de daal dinañu xamle ca seen page Facebook ab communiqué wax ne daal ñoom suñu sañoon seen match yi ñu fas yéene am ñi jëm nag ci éliminatoire CAN 2023 ca Côte d'Ivoire bëgg nañ ko footballé ci réewum Sénégal ndax la ko waral CAF de dafa wax ne stade Gambie boobee di stade Independence Stadium moom nag dafa màgget ba tax na nag match équipe bu Gambie duñ ko fa mën a amal ba tax na nag Gambien yi daal xooluñu beneen réew lu dul réewum Sénégal. xibaaru tàggat yaram daal di ndar keppe xibaar yi ci seen télévision régionale di Prestige mbokk yi ngeen bari woon lool di ñu seytaan bés bu yàlla sàkk ngir safoo bi ngeen di safoo programme Prestige loolee jur mbégte ci mboolem seen liggéeykatu télévision régionale bi li mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.